Sëriñ Assane Mbacké mi ñu ne moo taaloon kër Moustapha Cissé Lo loolee 2014 la woon yoon atte na ko tey jii fa mu mujje moo di bàyyi ko chambre criminelle bu Njaaréem moo jël dogal bu ni mel. Justice di yoon xëy tey jii sëgg ci dossier bi ñoom Guy Marius Sagna ak ñi ñu jàpp tey jii docteur Babacar Diop Malick Diaw Biaye ak Ousmane Sarr ñoom la ñuy déglu ci dossier bi ci xóotal doyen des juges mooy def lu ni mel bu desee ñoom Guy Marius Sagna ak ña ca des ñoom suba la ñu war a jàkkaarloo ak doyen des juges kan la ñuy jox marché bi jëm ci seetal Beda an ARMP dina ci wax lu leer tey jii ci àllarba ji ñoo ngi xaar dogal bi askan wi ne lu mu ci gaaw rek xeeb nañu ndax yëf yi yeex na lool daanaka fukki at a ngi ñuy toog di xaar ngir mbir moomee sotti reportage ci xibaaru digg bëccëg gi daañu dem ba ci diwaanu Tambacounda seeti benn waaye bu ñu naan Moustapha Fall ñetti yoon mbëkk na ko gaali loo cay wutali bitim réew bu ca nekk du yeggi waaye na mu koy dundee dina ko nittali ci biir xibaaru digg bëccëg gi Georges Diop Déthié maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. biti réewale fi indi yaa koy yàkkali lu ciy gën a fës. daañu dem ba ca Guinée Bissau fukki fan moo des ñaareelu tour bu élection présidentielle waaye jamono ji li ñu nemmeeku moo di ay jàngalekat yu bëri dem jàppale ji kii di Umaro Sissoko Embalo àllarba gi la ñuy door procès bu Charles Blé Goudé ca Côte d'Ivoire moom mi nekkoon leaderu jeune ivoirien yi foofee ca Côte d'Ivoire ñu ngi koy toppee crime contre l'humanité ñaawteef yi amoon ca Yumbi ca RDC République démocratique du Congo at gannaaw bi loolee amee mën nañ ko qualifier crime contre l'humanité au ni mbootaayu xeet yi jàpp ne cong googee te nit ñu bëri ñàkkoon ci seen i bakkan du toll ci juróomi téeméer li ñu waajoon la. soxna Soxna Thiam tàggat yaram yow luñ ci àndal luñ ci mën jàpp. luñ ci jàpp Mamadou Mouhamed Ndiaye moo di wàllum basketball ak Moustapha Gaye mi nga xamante ni fédération sénégalaise bu basket daf ko daal di bëgg a yóbbu teg ko mu jiite lii di direction technique nationale bi proposition fédération boobee nag daal dinañ koy jébbal ministre des sports mi nga xamante ni moo ci war a wax xalaatam daañu waxtaane itam ba tey ci wàllum basket gannaaw loolee kan nañu war a dénk sélection góor ñi ak jigéen ñi loolu nag kii di Mor Bassignan dina ci indi ab tontu wàllum football ak classico bi nga xamante ni ñëpp ñi ngi ko doon xaar war a dox ci diggante Barça ak Real ni ki tey ji ci ngoon lay doon dangeen ci dégg analyse u Limamou Diop Mbengue. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw yooyu yëpp danañ leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ci nuppee daanu ak yéen ci gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaane moo di njëgu courant gi ñu yokk mu jur coow ci réew mi ñu déggee xibaar yu jëm ci ne mënees na ko wàññi fii ak juróom-benn weer nu ngeen gisee kàddu yooyee wala boog nu ngeen gisee mbir moomee seen xalaat ci njeextal xabaar yi lay doon Abdoulaye Diop moo nekk ci machine ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaar yeeg wile tiis mu di Abdourahmane Camara mi nga xamante ne ji moo ne woon directeur de publication bu yéenekaay bi di Walfadjri génnoon àdduna keroog dimanche ca Maroc tey ji rob nañu ko jébbal nañu ko boromam mu war a tëdd ca Ndar gi nga xam ne fa la cosaanoon moom directeur de publication ba woon bu Walfadjri ca rob ba bari na kon ñoo xamante ne ji teewoon nañu fa mu di mbokk xarit am di jàmm ki soppe ngir gunge ko ca këru dëggam gu mujj reportage Amadou Sabar Ba. Juma Aboubacar Saddiq bu Sacré-Cœur tuuti woon loolu ngir dalal mbooloo mu takku mi ñëwoon amal ay seede ci way dawlu bi di Abdourahmane Camara. seede yi bari woon lool te nuroo teg ci ki nga xam ne mooy Abdourahmane Camara presse sénégalaise ñàkk na nit ku am solo bu ñu sukkandikoo ci Jean Meissa Diop. wéyefal boppam et puis bon suufal boppam ba ñi nga xam ne egguñu ko woon sax ci oom yi mën a jot ci moom mën a wax ak moom. Kamu comme niñ koy faral di woowee nit ku dëggu ku maandu teg ci tamit ku mën liggéeyam loolee mooy ay seede yi nga xam ne Souleymane Ndéné Ndiaye ak kii di Madické Niang def nañ ko. borom jikko yu rafet la nit ku dëggu la nit ku doyu la nit ku am solo la tey ñàkk nañu ku rëy. boo xam ne du tooñ du bind lu mu warul a bind su ma fàttaliku mosuma ko gis daal mu comparaître un délit de presse diffamation. ca rédaction Walf Quotidien ña ngay xalaat sax nañuy liggéeyee sans ki nga xam ne mooy grand Camou loolee la Majib Gaye wax nekk journaliste ci groupe Walfadjri. ay dina wér trop parce que Camou moo daan animé rédaction suñu réunion de rédaction yi moo ko daan jiite ku ci musaan def ko kii moom moo daan soulever yooyu noonu. jooy ba bët yi neew yi di wane rek naqar gi nga xam ne am na ko Marème Seck di xam ne ki di nijaayam moo doon dajale famille bi yëpp. ku bëggoon famille bi nekk benn moo nekkoon toujours objectif am loolu la doon farlu. mu génn ca CESTI ci atum 1982 Abdourahmane Camara daanaka léppam journalisme la ko jagleloon tey jii nag ma ngay dellu ca dëkkam Ndar. rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du nar fekk na juróomi minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla.
lu aju ci courant gi ñu yokk ak njëgam te mu jur coow ndax nguur gi dafa nekk ci pexe ngir dellu ca ginnaaw loolee ndax dimbit am na daal ndaje moo xamante ne ji njiit réew mi Macky Sall séq na ko ak directeur général benn société boo xamante ne ji day yëngu ci wàllu conseil financier mu mel ne it lu aju ci mbirum financement ngir gën a woyofal loolee jàppale Senelec bu ko defee njëgu courant gi ñu doon wax ak yokk bu yokket mën a wàññeeku ndax loolee taxoon loolu moo taxoon a jug moom mi leen daje Georges Déthié Diop. benn tànk ca kanam beneen ca ginnaaw gouvernement bi ndax dafa bëgg a dellu gannaaw ci yokk gi mu yokk courant bi yokk googee nga xamante ne ñu bëri nanguwuñ ko loolee daal lay nirool bu ñu demee nag ñu bëri daañu jàppee doxalin bu bees bi ni ab dellu gannaaw ndax ñi wàcc ci mbedd mi ak ni kuréel yi bokk ci société civile lëkkaloo di xeex yokkum courant googee bëgg nguur gi dellu ci ginnaaw démb njiitu réew mi Macky Sall dalal na ci ab audience directeur général bu société bii di Fieldstone ab audience bi nga xamante ne ministre du pétrole et des énergies Mouhamadou Makhtar Cissé fekke woon na ko service yu palais de la République jaarale ko ci compte Facebook bu présidence ne bokk na ci lu ñu waxtaane financement wu actif yu Senelec ngir wàññi njëgu ba courant gi sabab bi nag moo di loolu am fii ak njeexitalu semestre bu njëkk bu atub 2020 kon nag fii ak weeru juin gi ñu dëgmal ministre du pétrole et des énergies ak service su communication yu présidence mënuñ leen jot ngir ñu addu ci mbir moomee waaye présidence ni mu présenté Fieldstone moo di ab société conseillère financière bi bokk ca commission économique des Nations Unies Fieldstone ñu ngi ko taxawal ci atub 1990 ci sitam mu jàppee boppam ni ab banque d'affaires indépendante bi nga xamante ne mooy leader ci domaine yi di énergie ak infrastructure ay clientam nag bokk na ci société yi nekk ci bourse yi yenn ci ñi nga xamante ne ñoo taxawal seeni bopp ay projet gouvernement yi ak institution financière de développement yi filialam bii di FAE Fieldstone Africa Investment Resources mu ngi juddu ci atub 2016 bokk na ci li Fieldstone Africa di proposer conseil stratégique structuration financière ak restructuration ci Sénégal Fieldstone mu ngi am maakaanam ci immeuble bu SDIH ci Ndakaaru ca place de l'Indépendance. Georges Déthié Diop lu aju ci fukki fan ak ñaar ci bés bi def nañu ko ci mandat dépôt mu di Guy Marius Sagna ak compagnie tey ji nag ci la ñu leen di tàmbale déglu ci dossier bi doyen des juges mooy dugg ak ñoom ci xóotalu dossier googee ñi war a njëkk a janoo ak doyen des juges moo di docteur Babacar Diop Malick Diaw Biaye ak Ousmane Sarr suba ci alxames ji ci la ñoom Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi des ñi ñuy tegaloon ndoxo war a kon jàkkaarloo ak doyen des juges fàttali ne ñi ngi leen jàppe woon leen ndaje moo xam ne dañ ko def tey tegewuñu ko ci yoon ba ñu demee buntu palais de la République doon fa ñaxtoo ko xultu njëgu courant bi nga xamante ne ji dañu koo yokk juróom-ñeent la ñu woon waaye kenn ca ñoom di Souleymane Jim dafa amoon liberté provisoire loolee taxoon kon moom nekkul woon ci mandat dépôt waaye nag ci contrôle judiciaire kon ca la nekkoon des ba léegi ci wàllu yoon ak yoonal chambre criminelle bu Njaareem bàyyi na ki nga xam ne moo di Serigne Assane Mbacké li ñu ko doon tuumal doon ko toppee moo di nee nañu daal moo taaloon kër Moustapha Cissé Lo loolee ci jamono ji nga xamante ne ji ñi ngi doon waajal lu aju ci élection campagne kon yu élection élection locale yu 2014 yi ca la loolee xewoon yoon xëy na ku lijjanti tey mu mel ne kon tribunal chambre criminelle bu Diourbel dogal boobee la jël maanaam acquitté ko toppeetu ko dara kon ci moomile mbir leneen ci wàllu xabaar mu di collectif gi nga xamante ne ji ñoo lànk ñoo bañ tey ji demoon nañu seeti ki nga xamante ne ji moo di Giro di secrétaire général bu CNTS li ñu bëgg ñoom ñoo lànk ñoo bañ dal moo di dajale centrale syndicale yu bari ci xeex bi nga xamante ne ji ñi ngi koy xeex rawatina ci ndaje mi ñu bëgg am ajuma amal ko fële ca place de l'Indépendance ngir di ci ñaxtu njëgu courant bi ñu yokk waaye te bëgg ñoom Guy Marius Sagna yu ñu jàpp ñu daal leen di bàyyi loolee taxoon waa ñaaw lànk ñoo bañ demoon seeti Mody Guiro li mu leen wax daal moo di bala mu leen di mën a tontu dafay gisee ak responsable yu Senelec yi ba noppi naka noonu it ministre bi ñu dénk wàllu énergie ak yu ni mel bu ko jaree sax mu gisee njiitu réew mi soog di mën a wax ban tànk lay taxawee ci li waa ñoo lànk ñoo bañ di sàkku ci moom ñu déglu ko moom Mody Guiro ci micro Pape Balla Gueye. ci principe bi manifester constitution bi moo ko maye yokkute bi bañ ko droit la waaye aussi terewul waxtaan bi nag mooy jéem a dem ña nga xam ne ñoo nekk Senelec nekk ci ñun bokk ci ñun bootu ci ñun ñu waxtaan ak ñoom parce que ay liggéeykat lañ te fii dañu far ñu am aussi loolu ñu wax coalition des centrales syndicales coalition bi les plus représentatifs juróomi centrale ñoo ko séq foofu aussi am organisation boo xam ne mi ngi biir Senelec amay boot ay liggéeykat donc ñooñu war nañ leen a déglu waxtaan ak ñoom ba xam
mbir mi ñoom nan lañ ko gisee. loolu bu jeexee nag ñu ne aussi dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk Senelec tax dogal bi ñu jël ko ndax ñu ngi wax rek waaye ñun dañ bëgg toog ñu ngi ko seqal waxtaane ko direction bi ñu wax la waral ñu ne ñu wax suñu xalaat bu ñu fa jógee aussi dañuy waxtaan demandé nañu rencontrer ki nga xam ne mooy ministre bi yore énergie bu jaree ñu dem ci président de la république aussi ñu ne ko dañ ko bëgg a gis pour xam lii la ko waral wax ko suñu xalaat boobaa nag aussi loolu terewul organisation manifester ak dialogue maanaam négociation discussion. Mody Guiro secrétaire général bu CNTS fàttali ne collectif ñoo lànk ñoo bañ dañuy wéy di daje ak ay centrale syndicale ngir mën a yaatal seenum géew ginnaaw njiital CNTS googee ñu dajal war nañoo daje ak waa Sutelec mu di syndicat gu jaboote ñuy liggéey ci kër googee di Senelec liñ ci jubli ni ma ko waxee sànq mooy fexe ba am ñu bari ci leen jàppale si ci ndaje mi nga xam ne woote nañu ko àjjuma ji di ñëw ca place de l'Indépendance. lu aju ci xeex ci wàllu yoon ak yoonal diggante Marcel Mendy ak Hissène Habré ba léegi coow li pënd bi wureegul moom taskatu xabaar bi nga xam ne moo di Marcel Mendy dafa defoon appel loolee ginnaaw bi ko tribunal grande instance bu Ndakaaru daane 3 weeri kaso yu ànd ak sursis ba nuppi alamaan ko 40 junni amlante ak ki nga xamante ne ji moo di yoon lépp tukkee ci Hissène Habré mu koy topp ca yoon ndax moom njiital réewum Tchad ba woon daf ne daal taskatu xabaar bi di Marcel Mendy da ko diffamé maanaam da ko waxal lu amul loolee taxoon mu yóbbu ko ca yoon xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média 13h13. ak RFM kumpa jeex na. kan mooy mujje Marsep defar tefes bu Hann loolee tey jii lañu ciy xam dara tey ci àllarba ji ci la ARMP fas yéene joxe kon dogalam waaye nag fa nga xam ne fa la ñu war a liggéey mu di ca plage bu Hann kon tefes ga ñu war a liggéey askan wa dëkkee ca tig-tigal googee am nañu jaaxle ndax benn mooy yëf yi yeex na daanaka fukki at a ngi ñu nekk ci projet bi demul cëng dikkul mbay laar te ba fi mu nekk nit waxaguñ ca lu leer te luy jot na ci seen gis-gis ñu ngi ko wax ci bile reportage bu Pape Balla Gueye ñu dooraat liggéey yi fexe ba nga xamante ne baie de Hann day daal di am xar kanam ga ma amoon loolee bokk na ci li nga xamante ne askan wa yeewoo foofee ci Hann Bel-Air loolu la ñu gën a bëgg. dañ siy jàpp kenn bàyyiwul. waaw ñu organisation beeg gis nga pneu yi. plage ba nag jamono ji ba tey salte geeg mbalit mi fu nekk lay jógee mu doon loo xam ne ñu bari seen xol naqari na ci ku ci mel ne Pape Niang moom nag mu ngi ñaawlu bu baax a baax xar kanam ak baie de Hann gile. moom yéem nañ trop parce que bi mu taxawee aussi am nañ ci naqar trop quoi parce que ni mu mel nii moom ku ñu ko defaral rek la ñuy set. maa taxaw bi moom arrangé wuñ dara daal bu liggéey bi doxee moom. dina baax trop ci ñun. moom nag jamono ji li ko gën a soxal bokk na ci wérgu yaramu ndaw yi ñu fekk ko ci biir këram soxna si di wuyoo ci turu Ramata Sarr muy xamle ne mbir yi di mu mel dafa jéggi dayoo ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la leen di jural. tojitu biteel yeeg yooyu yëpp nañ ko ciy def te mool yi dañuy dem géej bu ñuy dagg foofu bu ñuy dem géej loolu daal bu ñu doon suñu bee bi set mel na mu war a mel jën yi ñu waroon mën a dundee ci tefes du ko fi mën dundee sax ni ñu daan wéree mëneetuñ ko léegi. mu jiitab association goo xamante ne day yëngu ci daal di bale plage boobu lay Pape Diop nag mu ngi ñaawlu taxaw yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci liggéeyu dépollution baie de Hann bile moom nag mu ngi ñaax ngir ñu daal leen di gën a dooleel su ko defee ñu daal di mën di wàññi mbalit mi nga xamante ne saa su nekk dafay teer ci seen plage bile. waaw liggéey bi moom fu mu nekk nii lu ñu gën a yàkkamti liggéey boobu si la bokk moom dëggantaan parce que bañ ko waxee amoon nañu yaakaar bu toll ni ak ngëm-ngëm gu toll ni sax balaa heure bi fekk na commencé nañ ko bu yàgg. ñàkkum jumtukaay waaye itam xam li nga xamante ne lépp mën na leen cee fekk ci wàllum wér-gu-yaram ak mbalit mi nga xam ne daf fay tuuru saa su nekk ñi nga xam ne ñoom la ñu dajal nag yàkkamte ne ñuy daal di door liggéey yi su ko defee ñuy mën di noyyi ci péex mi nga xam ne mooy jóge biir géej te duñ ci am benn lor. njiital pharmacie nationale d'approvisionnement am na xalaat boobu jibal na ko xalaat bi mbokk na ci daal lu aju ci pharmacie nationale d'approvisionnement ñu joxaat ko weneenu doxalin mu am geneen xar kanam ci gàttal génne ko ci taaw yeeg lawali tënku ci procédure code des marchés ndax gis nañu ne dafa yeexal liggéey bi te garab moom mbir la moom mënut a xaar yéeg fii di wàcc ak yéeg ak wàcc kon ngir garab mën a yegg si ay jafe-jafe la leen di jural mu di ay kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati moom docteur Annette Seck Ndiaye tey jii ci rajo Futur Média moo newoon ganu RFM matin. mbirum garab moom dafa nekk urgence boo xam ne feebar bu mu mënti doon boo manqué garab rek da ngay jaxasoo da ngay jaaxle mën naa wax sax da ngay tumuranke donc
loolu fi mu nekk ni suñu xalaat yëpp mooy fexe ba pharmacie nationale nekk ci benn statut boo xam ne dana mën a jënd ay garab ni mu waree fexe ba garab yi xëy na duñu cher dana nekk ay garabu qualité te du jaar ci procédure administrative yu metti yi nga xam ne ñetti weer ak ñeenti weer pour mën a am ay garab xam nga système de santé boo ko seetee grossiste privé yi ñoom duñu def appel d'offre dana am nag rupture mais boo ko seetee difficulté yi ñu am ñoom duñ ko am parce que suñu soxlaa ñoom dañu am centrale d'achat kon je ne peux pas comprendre que ñun itam ñuy tardé noonu defe naa ne fi mu nekk ni convaincre nañu ñëpp muy acteurs yi muy autorités yi te ñu ngi ci dañu nekk ci beneen statut boo xam ne danañu permettre ñu génn ci procédure administrative yi yëpp nga xam ne mu ngi ñuy xëy na tardel ci lu bare jafe-jafe yi mooy yéexaay bi ak itam bu fekkoon ne soxla nañ garab léegi boo xam ne garab bu bees la faw dañuy jaar ci procédure yoo xam ne bu garab gi excès sax boo moytul dana fexe ba dootuñ ko soxla loolu vraiment war nañu ko tënkaat seetaat bu baax fexe ba li nga xam ne ñun mën nañ ko maîtriser moom fii Sénégal mooy suñu ay procédure ñu lever procédure yooyu procédure yi nag xam naa ne bu ko Sénégal tëralee dafa bëgg a yokk transparence bi mais procédure yooyu àndul ak urgence sanitaire. ñi nga xam ne ay fajkat lañu di médecin fas yéene wutali diwaanu Pout lañ fay amal moo di bëccëg bopp dañ ciy seet askan wi seen wàllu wér-gu-yaram te duñu ci fay dara ñu bari ci spécialiste ñu leen di xaar foofee yëf yi kon samedi lay doon 21 ci weeru décembre danañu bari nag loo xamante ne ji danañ ko fa seet ci askan wi ci seen tolluwaay wér-gu-yaram barit yu ñu leen baaxee ngir seenum pàcc bii nag mooy fukk ak juróom ñetteelu yoon ñu du ko def ngir yeneen i leeral jëm ci yooyu la wàll ñu teewlu ci kàddu yi Ousmane Kane mooy président bu comité de rénovation bu Pout ci micro Awa Mbaye. ngi woo askanu Pout askanu Kër Moussa ak askanu Jandeer pour ñu ñëw ñu xoolal leen seen yaram pour ñu ñëw ñu faj leen pour ñu ñëw aussi ñu may leen garab ànd ak district sanitaire bu Pout tey jii nii ci 18e édition bi donc lu ñu ci jublu rek mooy nit ñi mën a xam ne faju yaakaar na ne jafe na wala jafewul mais faju moo gën ginnaaw faju moo gën aussi xam la mooy seen situation tamit lu baax la bu ko defee bu fekkee ne feebar nañu ñu mën a faju bu fekkee ne feebaruñu ñu mën a fagaru dinañ faj góor faj jigéen faj xale faj mag dina am faju bu bees bi mooy faju ci comme hôpitaux yi médecins yi dinañ ñëw mais dina am aussi médecine traditionnelle ndax docteur Mamadou Ba président des associations de la médecine traditionnelle aussi dina fa nekk ak équipe am jàpp nañ ne askan bi dañ ko soxla te ginnaaw li ñu ko soxla mi jàpp nañ ne askan yi ñu bëree bëri dañ jàpp ne man de mënumaa dem faju ji ndax su ma demee du ma am rendez-vous wala su ma demee kenn du ma jël wala su ma demee damay sonn mais bi yoon duñu sonn médecins yi ñoom ñoo jógee fa ñu daan faje ñëw fekk leen fi ñu dëkk pour xool leen pour faj leen pour may leen garab te bu loolu weesoo aussi pour mën a continuer du leen suivre pour ñu bañante am benn jaaxle li ñuy xaar ci nit bari na nag yi passé liñ daan am daana jege junni yaakaar nañ ne bi yoon dina toll ci junni nit. RFM rajo askan wi. chauffeur yi taxi ya nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Kédougou tey ji xëy nañu wane seen bopp ci nan mooy yoon wa ñu naan national numéro 7 moom la ñu baare wata munta dem munta dikk li leen metti nag ba tax ñu xëy doxalee noone mooy kilifa yi ñoo leen ne léegi ngir benn taxi kalando mën di dawati fokk da ngay am licence loolee lañ duñ ko dégg tax ñu doon ñaxtu police dugg ca am ci ñooñ daal jot nañu leen a kon maanaam tasaare ci grenade lacrymogène yooyu sànni nañu ko fa xibaar la boobu des na ci dellu si waat ci suñu yeneen jataayu xibaar ak suñu correspondant ba fa di Ibrahima Diabaxate bëccëg bi ñu jagleel li nga xamante ne ji mooy wàllu migrant bëccëgu tey gii la ci àllarba ji ci noone nag ci dañu sukkandiku ngir defub reportage ci xibaaru digg bëccëg gi dem seeti benn waay bu ñu naan Moustapha Fall menuisier la waaye ñetti yoon jéem na koo jël mbëkk mi mu di gaali loo coy wutali bitim réew bu ca nekk du yegg day dellu si waat moo di kan lu ko ca dugal nu mu ko dundee ak lan la ca yëg jamono ci ñu ànd ci bile natal ak Moussa Oumar Gueye. Moustapha Fall mi ngi am fanweeri at ak ñaar moom nag mi ngi sosoo ci Touba dikk fii ci Tambacounda am fi benn atelier menuiserie depuis atum 2016 def na ñetti at moom nag atum 2007 la tàmbali woon ni dafay tukki dem ci Mauritanie atum 2010 mu dem ba Libye atum 2015 mu dem diggante Mali Côte d'Ivoire ak Brésil. chaque voyage moom bu ma demee ba ñëw man maa dépassé ay 600 000 parfois 400 000 parce que ça dépend ak fi ngay wàññi ko wala fi la gàllankoor di dale man waaw dama nekkoon ak samay morom fii Sénégal fii ñu tukki
2004 2005 dem def clandestin ci gaal yi yegg ñibbisi di teral seen papa ak seen yaay. Moustapha Fall nag dafa jàpp ni ci Sénégal gannaaw ñu ngi toog di digg rek ak di amal ay waxtaan yoo xam ni du am mujjantal tax na nag bari na ay waxambaane yoo xam ni dañuy wéy di dugg ci mbëkk mi waaye itim ba tey lu jëm ci wàllu 15% mobilier national ñu ni woon dañ ko jagleel artisan yi ñoom ñi ngi xaar boobu ak liggéey di si France daal di xëddeem. mais li ñuy wax dañ koy jëf ñuy gis waaye ñu dajale ñu ba ñëw rek boo ñu réunion yi ñëw toog wax ak ñun defal ñu bu ñibbee nekk ci li leen neex wala ñu nekk ci seen liggéey bàyyi ñu kon ñun dañuy daal demande rek. donc vraiment pour éradiquer ça maintenant le président de la République moo mën a jël ay responsabiliser canaliser ay jeunes am parce que jeunes yi dem ci immigration côté Tambacounda dafa bari actuellement vague la ñuy demee donc c'est devenu quelque chose boo xam ne bii ni phénomène bu doy waar la. fii ci Tambacounda nag bari nay projet ay programme ak ay ONG yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu migration. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jàppante ki ñol-ñole ki jafe-jafe seetlu nañu ne mi ngi gën di bëri ci diggante sàmm yekk baykat yi fële ca diwaanu Taïba Ndiaye ga ca kon zone des Niayes ngir loolu nag dakk ba mu bañ a jurati benn fitna ba ñëgg-ñëggi xol moo sababoon ñu amaloon am ndaje ma ñi ko amaloon moo di ñii di càmm yi waaye it juriste yi ak kilifa yi diwaan ba Cheikh Anta Diop. di ab daje ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi dikkoon fii ci dëkk yi ñuy wax Balsand ak Wota nekk ci commune Taïba Ndiaye dëkk yi de dañoo nemmeeku jàppante ci diggante baykat ak sàmmkat lu fi fës la te bari na lool loolee tax kuréel gi nga xamante ne ñoom la ñu duppee Ngonden Ngam Taara dikkoon ci dëkk yi ngir indi ci saafara Mohamed Dia nekk premier vice président niveau national ci kuréel gi di Ngonden Ngam Taara NNB. ñaay bi ñaari tànk la taxawee ñetteel bi mu ngi fiy dox bu baax mooy horticulture mais gis nañu càmm bi am na fi place bu am solo te gis nañu ne càmm bi léeg-léeg mu am ay jafe-jafe ya nga xam ne yi waxtaan rek mooy koy régler. ngir fexe nag ba jaamaarlooyee dakk am na lu bëri loo xamante ne teg nañu ko di ñaan nag communes yi ñu topp ko jàppale leen. yu mel noonu ay waxtaan la ba pare ñu respecté nag code de collectivité territoriale ñu respecté aussi li nga xam ne bi mooy loi réew mi parce que devenir na politique état bi définir nan la ñu war a sàmmee ak nan la ñu war a béy. ñu waxtaan ci plan d'occupation d'affectation sol ci biir commune yëpp. parce que loolu moo mën a tax càmmkat yi xam fi ñuy jaar béykat yi xam fi ñuy yem keneen kuy def beneen activité mën na mais loolu dafa laaj ay comité de cadre de concertation ci biir commune bu ne mu am ko su ko defee waxtaan boobu mën a continuer. béykat yi ak ñi nga xamante ni mooy sàmm dëkk fii ci zone des Niayes ñoom daal nee nañ nguur gi nag war na leen a taxaw bu baax ndaxte fi nga xamante ne moom mooy zone des Niayes ci li ñuy gën a yëngu muy wàllu mbay mi ak càmm gi te lu fi am doole la. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM googee ngi wax mu di rajo Futur Média ak TFM di télévision Futur Média am na beneen sondage boobu def nañ ko waa BDA ñoo ko def sondage ba la mu wane mooy askanu Sénégal RFM la ñu jiital ci rajo yi ñu safoo TFM la ñu jiital ci télé yi ñu safoo loolee tax kon ñu dem ca banlieue bu Ndakaaru def reportage laaj askan wi ana ñoom it xalaat ban la ñu ci amee kàddu gi genn la ñoom ñëpp a bég ci liggéeyu RFM ak TFM reportage ca banlieue bu Ndakaaru Salif Sow. RFM rajo bi ñuy déglu la mel ne kuy gis rajo bi nga xamante ni fu mu dugg imposé fa boppam Baye Diagne taximan. parce que client day yëg di auditeur RFM ne la jàppale RFM te client bi pour taxi le client est le roi. ça intéresse beaucoup. rajo bi joxe xibaar yu wér te wóor Demba di menuisier jàpp na ne lépp lu fa jaarut daal du ko mën a gëm. moom ay information yu bëri balaa moo koy jot ci beneen rajo ci RFM laa koy jëkkee jotee. xabaar yu leer dëggu loolu tax ba Abu nga xamante ni moom uude la nee na dafay déglu émission yëpp ba ci xalaas. ñoom doy baax ñu ngi yee population bi quoi vraiment loolu lu baax la waaw kontaan naa trop ci RFM. dëgg du rombi nopp dëggantaan du génni mbokk dëggantaan ci rajo Futur Média du lundi au jeudi ak Aba No Stress. dëggantaan moom mooy jàll 10h jàpp midi ci 94.0 Dakar wàllum tàggat yaram it dina jàll ci rajo boobu bu baax a baax gaa ñi bëgg nañ ko. ñu reporté am na solo trop parce que ñoom malal ak yooyu ñoom malal waaw am na xam dégguñu tubaab xam nga moom da leen di sur bari. balaa grand journal di am ci digg bëccëg bi RFM matin moom mooy jiitu yee ñi nga xamante ni ñooy auditeurs yi. Babacar Fall dama koy déglu. damay déglu Kolos waaw Kolos tamit dama koy déglu. RFM rajo P TFM télé P mama nee na moom miroir du Sénégal ci télé bi mënu koo muñ. man dama koy koj chaque jour dama koy seetaan. télé ak rajo programme yu baax la ay édition spéciale ak ay breaking news ci gis-gisu PDG GFM bile lii di réeku Real de Madrid la ci moom. daa mel ni man drogue man. Salif Sow Guédiawaye rajo Futur Média. RFM bitim réew. kenn du Salif Georges maa fi mën de mënee su ko wax waaye kuñ ne yaa fi mën nag bu la neexee tëgali wagg am déet. Ndiaye. baa yaa ngi ci jàmm. sant la bu baax.
ñu ànd ak yow lii ma gis sama kanam moom mbindi aana la waaye comme xibaar bi ci réew la nañ ci ànd ak yow doore ko ak Guinée Bissau nañ ko topp rek comme day diree ko Georges bal naa la Guinée Bissau la ñu jëm foofee waxtaan lu jëm ci jàngalekat yi nga xam ne dañoo mer de. waaw ay jàngalekat yu mer nekk ci grève jamono ji ndax gouvernement bi sàmmontewul ak engagement ñu ngi toll ci fukki junni ak ñeent jàngalekat yi nekk ci public bi ñoom tànn nañ ki nga xamante ne moo di Umaro Sissoco Embalo kenn ci candidat yi nga xamante ne ñoo fas yéene jongante ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci ñaareelu tuuru élection présidentielle ba foofu ca Guinée Bissau ñu dem fekki fa Nouamankali. ku wax bi mooy Luciano Oscar Pereira ci débat public boo xamante ni ndongo ndaara yu université lusophone organisé fii ci Guinée Bissau responsable bi moom dafa ne collectif yu jàngalekat yu public ñooñu dañoo décider pour mun a dem voter ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer décembre pour candidat bu mouvement pour l'alternance démocratique madame G15 ku tudd Oumar Sissoko Embalo Oscar Pereira moom dafa souligner ni maanaam dafa wax ne ni nguur boo xamante ne moom la Aristide Gomis nekk di jiital te nekk di jàppale candidature bu Domingos Simões Pereira bu PAGC kooku respecté wul accord yoo xamante ni moom la ñu signé diggante syndicat yi ak nguur gi moo tax syndicat yi moom mu décrété grève bu juróom fan boo xamante ni mu ngi nekk di daaw ci loolu bu Ngoma Sagna ko xamante ni mooy porte parole yu ñeenti syndicat yu jàngalekat yu Guinée Bissau moom dafa déclaré ni grève boo xamante ni moom la secteur public bu Guinée Bissau ñu ngi koy doxal boobu dafa nekkul volonté bu jàngalekat yi ndax ñooñu dañ leen di pousse pour ñu def grève yi ndax seen carrière boobu dañ ko approuvé depuis janvier 2011 waaye ba léegi nguur gi bugg ko exécuter Sagna moom dafa déclaré ni syndicat yi ñooñu amuñu dara loo xamante ni def leen di boole ak parti politique yi waaye ñooñu dañoo obligé pour ñu def seen liggéey ngir ñu mun a défendre seen classe ngir injustice boo xamante ni moom la ñu nekk di xool ñuy fàttaliku ne dafa am benn préavis bu grève bu juróom benn fukk fan xamante ni moom la ñu war a commencé ci janvier 2020 ci secteur bu éducation Nouamenkali Bissau RFM. Noa jaajëf Georges ñu wutali réewum Côte d'Ivoire foofee tey jii delluwaat nañu ci la yopp Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé yoon di ko toppee ni loxoom génnul ci mbir yi xewoon na jamono yi atub 2010 jëm ba 2011 ci wàllu élection foofee moom Charles Blé Goudé ñu koy toppee lu jëm ci wàllu torture homicide volontaire ak itam yenn ci ay sakku doomu aadama foofee maanaam daal ci tënk crime contre l'humanité lañ koy toppee Daouda Diouf. yoonu Côte d'Ivoire moom moo ko woo tey pour atte ko kooku mooy Charles Blé Goudé nekkoon ministre réewum Côte d'Ivoire gannaaw nag bi nga xamante ne Cour pénale internationale moom setal na ko ci ay tuuma yoo xamante ne amoon na ko ci loolu nag amoon na ci atum 2010 ba 2011 ci élection yi weesu woon ca réewum Côte d'Ivoire gis na avocat Charles Blé Goudé yi ñoom nag ñaawlu nañ li ñu mel ndaxte ne nañu li ñu jàpp mooy weer wi nga xamante ne ci la ñu génn li nga xamante ne moom mooy waa CPI dañoo setaloon seen client googu loolu moo tax sax ñoom ne nañ tey du ñu dem fa nga xamante ne moom mooy ci tribunal première instance bi pour solal rob ki nga xamante ne moom moo nekkoon njiituk ndaw yi fa nga xamante ne mooy réewum Côte d'Ivoire ñeneen nag daal ñoom ñu ngi ñaawlu procédure bi nga xamante ne am na dafa mel ni daal ca Côte d'Ivoire dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ci loolu sax ñoom ne nañu tey kenn doo xamante ne ndaxte première instance bañ demee ca CPI ba ci at mi ñu nekk ci weeru janvier dañ ko setaloon wante nag procureur général bu cour d'appel bu Côte d'Ivoire ñu wax Madi Léonard Lépri tontu na leen nee na li nga xamante ne dañ ko doon tuumaal ci di Charles Goudé fa ca CPI bokkul ak li nga xamante ne moom la ko réewum Côte d'Ivoire di toppee maanaam torti ñaawteef ñu def viol ak tamit ay faat bakkanu doomu aadama avocat ñi nga xamante ñoom ñoo loolu ci mbir ma nag ñoom fi mu nekk ni nañ daal bu ñu sañoon tribunal atte te ñu maanaam jox leen ay ndàmpaay ñu ngi ñaawlu nag doxalin bi nga xamante ne doxal nañ ko procédure bi danañ ba léegi ni xamuñ lan moo nekk ci biir kayit yi. Alaaji Daouda Diouf. Georges ñu dem fële ci République démocratique bu Congo jëf ju ñaaw jafaamoon mu di massacre daanaka ci tànk yi jàppee ko crime contre l'humanité ca lañ jëm. dëkk ba mu amee woon moo di Yumbi mbootaayu xeet yi jàpp cong yooyee amoon diggante fukki fan ak juróom-benn ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atub 2018 li ñu waajoon la organiser ko am na ñi nga xamante ne teg nañ leen ci loxo waaye ba léegi amagul benn layoo Awa Mbaye. at gannaaw tiis waxe woon Yumbi boobu ba léegi ñu ngi bàyyi ay bàmmeel yoo xamante ne dañu ko waroon a gas xool ña nekk ca biir ngir enquête ba wëy te moo ne gouvernement bu Congo ñaanoon na conseil des droits de l'homme des Nations Unies ba ñu may ko autorisation ca weeru septembre ba léegi ñu yóbbu ca bërëb ba
ab équipe bu médecin yoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu médecine légiste ngir ñu xool ñañu suul foofu dëgg-dëgg lan moo leen faat boobu ba léegi nag àtte amut procès bi ñu ngi koy xaar te yoon teg na ci loxo lu war a toll ci 40 nit ñu yóbbu leen ci Kinshasa kii nga xamante ne ci waxtu wi moo nekk ministre des droits humains nee na moom itam mi ngi xaar yoon daf liggéeyam jëm ci coowal Yumbi te sax bis yi ñu jëm dina fa dem amal fa ab mission ngir xool dëgg-dëgg situation ba fan la toll. ministre des droits humains nee na sax mi ngi xaar ay koppar yoo xamante ne dafa jëm ci dàmp ñi jëlee ay jafe-jafe ca tiis wa am ca Yumbi ñu fàttale ne nag heure bii daaw la coow la jugoon dëkk bu ñu naan Yumbi nga xamante ne digganteem ak bët gànnaaru Kinshasa toll na ci 300 kilomètres nekkoon ci xeex ci fitna diggante boddikonte xeet ba lu weesu 800 nit ñàkk ci seen bakkan te boobu ba léegi nit ñaa ngi xaar enquête bi fu muy mujjee. jeex na Mouhamed. maa ngi lay gërëm bu baax Georges Déthié Diop. te bëggoon wax na Yumbi de ab pecc lay nirool. Yumbi xanaa. waaw dëkk booba kay moom bari na dëkk yoo xam ne Georges dañoo laaj réformé. Soda Thiam nuyu naa la. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed. tàggat yaram ñu ànd ci ak yow Moustapha Gaye moom la ñu teg ca bopp direction technique nationale luñ ci mën a dolli. lan cay dolli moom moo di proposition fédération sénégalaise bu basket boobu daal dinañ koy yóbbu fële ca ministère jébal ko ministre des sports ci loolu laataa ñuy xaarandi ndak la nga xamante ni moom la ca ministre ba di wax ñu teewlu portrait kii di Moustapha Gaye Cheikh Tidiane Diagne. si njiitalu Tafa Gueye la Sénégal daal di gagné Afrobasket bu jigéen bu mujj ca Yaoundé la woon gannaaw ndam boobu nga xamante ni Sénégal am na ko foofu la ca Cameroun ñu siy fàttali. nu mu jëfe woon ak Ramata Daw ci googule Afrobasket ndax gis nañu Tafa Gueye mel ni kuy dóor Ramata Daw mu mel ni ki incident boobu nga xamante ni dund nañ ko foofu la ca Cameroun moo tax suñu gandee jigéen yooyu le mujj fippu daal di jël li nga xamante ni moo di Afrobasket bi. Moustapha Gueye nag ku ko wax fullam ak faydam ak itam ñàmbarteem loolu sax dem na ba jural ko ñu daal di ko suspendre diirum juróomi at gannaaw Afrobasket bu atum 2011 bi nga xamante ni Sénégal ñàkkoon na ko ci digganteem ak Angola ci googule jamono nag ki nga xamante ni moo di njiitu fédération sénégalaise bu basketball di Baba Tandian yëkkati woon ay kaddu jëmale ko ci équipe nationale bu basket bu Sénégal sa saasa Tafa Gueye daal di ko tontu xam na ni basketu Sénégal bu tardé Baba Tandian ci la. Moustapha Gueye professeur éducation physique la daal dina am lu tolloog juróomi fukki at ak juróom-benn moom nag gannaaw ba ñu ko tabee mu doon directeur technique national bu Sénégal léegi nag liggéeyam mooy fexe ba lal ay pexe ngir mën a développer discipline bi fépp ci réew mi. ci lu yàggul dara sax moom di Tafa Gueye daal nañ ko woo mu daal di wuutu Abdourahmane Ndiaye Adidas ci bopp équipe nationale Sénégal bu góor ñi moom sax jamono googu ma nga doon tàggat ñii di waa AS Douane ci yoon googu le sax la daal di yóbbu équipe nationale basket bu Sénégal ci mondial bu ñu doon amal ci atum 2019 bii. tabam nag ci bopp fédération sénégalaise bu basketball daanaka bettul kenn ndax fan yële weesu woon quotidien record bu groupe Futurs Médias jotoon na siwal lu ni mel waaye ñu daal di leen weddi démb nag fédération sénégalaise bu basketball mujj jël lenge yi jébbal ko kii di Moustapha Gueye mu daal di wuutu Maguette Diop ci bopp direction technique nationale gannaaw juróomi at yi nga xamante ni moo ko doon diriger. Cheikh Tidiane Diagne ci googule réunion bureau fédéral bi nag fan ñu daal di xamle itam ni kadoom tàggat gaynde yi jigéen yi di Cheikh Sarr moom it daal di nañuy tekki ndombal tànkam ci loolee nag Mohamed ab laaj di samp kan léegi nag mooy jiite sélection ñeel góor ñi ak jigéen ñi ci loolee journaliste bi ca nekk ca quotidien record di Pape Mor Bassine Niang di ci indi ay tontu. pour man sur le plan local am na ay entraîneurs yu baax yu fi mën a nekk Birahim Gaye bi nga xamante ni moo yore woon équipe nationale U18 bi am na El Hadj Diop bi nga xamante ni moo nekkoon adjoint Tafa Gueye ay Raoul Toupane ñoom ñëpp jaar nañ fi te xam nañ sélection nationale yi jigéen ñi tamit am na ñoo xamante ni war nañoo mën a ñëw def seen ay preuve comme ay Mbolika moo ngi fii ay Khady Diop ñoo ngi fii et cetera pourquoi ñu responsabiliser les suñu techniciens locaux yi à défaut tamit ñu am techniciens locaux yoo xamante ni mën nañoo attan nañ équipe bi ñu dem seeti étranger mën na nekk américain comme Nigéria ni mu koy defee mën na nekk espagnol mën na nekk français même Abdourahmane Ndiaye Adidas bi nekkoon ci góor ñi war na mën a occuper jigéen ñi pourquoi pas tamit ñu jëlaat Cheikh Sarr joxaat ko jigéen ñi mais ñu fixeel ko ay objectifs fixeel ko ay canevas de travail yoo xamante ni équipe bi en 2021 dañuy dem gagner Afrobasket góor ñi pour man Adidas commencé woon na liggéey bu baax ci góor ñi malheureusement reconduire uñ ko fédération bi reconduire ko Cheikh Sarr bi ñu dàq ci jigéen ñi tamit war na mën a yore góor ñi parce que yor na leen 2012 ba 2015 donc xam na bu baax équipe nationale boobu à part ñooñu am na ñeneen sur le plan local ñoo xam ne war nañ ko mën a yore Raoul Toupane lu mel ne c'est parfait adjuvant ay Pabi Gueye ak et cetera wala ñu dem seeti expertise étrangère bi parce que indi woon nañ fi Porfirio Fisac de Diego espagnol boobu mën nañoo dem xool tamit benn américain pourquoi pas ñu dem xool benn serbe wala yenn nga xamante ne actuellement basket yooyu ñoo nekk basket yu dominant dans le monde.
waxtaane wàllu football ci jigéen ñi Sénégal war a football ak Gambie tey ji ci ngoon waaye match amical la. match amical la ñaar sax lay doon waaye bu njëkk bi mooy am tey ji ca centre technique Jules François Bocandé bu juróomi waxtu ci ngoon daal di jotee ñu gis nag ni Mohamed gannaaw juróom-ñaari ayu bés nag ci ab regroupement gaynde yi wala sax kalende yi tàggat di Mame Moussa Cissé dina am occasion ngir xool bu baax li nga xamante ni moom moo di ndawam yooyu la ñu teewlu ay kàddoom. match yi nga xam ne wut nañ ko ñun ak sunu naataango Gambie yi dafa am solo si ñun parce que lii tax moom mooy boobu léegi ñu ngi liggéey si lu tollook juróom-benn weer li nga xam ni tey moom la ñu bëgg mooy liggéey bi nga xam ni def nañ ko ñu xayma ko xool fan nañ ci toll. li ma bëgg rek fàttali mooy xale yi bi ñuy ñëw regroupement le 4 novembre bi passé ñu si bëri si ñoom footballatuñu woon ñu ngi woon gis nañu am compétition du tolloog juróomi weer wala juróom-benn weer donc liggéey bi bëri woon na trop. si diggante bi ñun def nañu ay matchs amicaux mais entre ak ay centre de formation. tey jii nag ñu am chance dajeeg équipe boo xam ne suñu naataangoo la dinañ mën a may ñu xayma liggéey bi nga xam ne def nañ ko xool problème yan nañu am xool suñu joueurs yi nan nañ adapté woo ak compétition de haut niveau bi pour mën a góorgóorlu xool liggéey bi nan nañ koy jëmale si wàllu bi nga xam ni moom la ñu jëm si éliminatoire Coupe d'Afrique yi. léegi nag Gambie dafa xaw a nuroo style ak équipe bi nga xam ni moom la ñuy dajal muy Libéria parce que pays anglophone yi la am nañu loo xam ne nuroo nañ ko. donc ñu jéem a xool si ñoom jéem a jàng xool bu ñu dajeek adversaire yooyu na nañ leen di jéem a taxawee pour mën si am résultat bu baax. mu newoon Mame Moussa Cissé di kay tàggat équipe nationale ñeel jigéen ñi deuxième wala ñaareelu jogante xaritoo bi war a dox ci diggante Sénégal Gambie nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre gii lay doon ca stade Lat Dior bu Thiès bu ñeenti waxtu jote di fàttali rek ni Mohamed ñu jëm ci éliminatoire CAN féminine googu ne Sénégal nag Libéria la ciy dalal. football ba léegi waaye bi la yoon ci bitim réew Barcelone dafay football ak Real tey jii. mu di ab classico boo xamante ni ñëpp ñi ngi ko doon xaar te booy xool sax ñoom ñaari équipe yooyu ñoo daal di nekk ca bopp classement ba tolloo ay poñ ku ci nekk am na fanweer ak juróom kon nag tey ji nekk ca fauteuil leader ba moom loolu moom moo nekk en jeu tey ji ci gi la jongante goo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci ancien footballeur bu Real Madrid ak Atlético Madrid naka noonu président centre Vicente del Bosque bu Parcelles Assainies di Limamou Diop Mbengue dina doon match boo xam ni 50-50 lay doon ñu teewluy kàddoom. dinañ gis match boo xam ni bon gagnant lay nekk parce que tamit bu ñu xoolee Barcelone dootul Barcelone bi nga xam ni moo doon Barcelone 5 ans wala 6 ans ci ginnaaw nii Real Madrid aussi moo nekkoon Real Madrid 5 ans 6 ans ci ginnaaw donc seule chance bi Barça am xam ngeen ne classique yu mel ni toujours Barça mooy en général mooy téye position de balle bi donc Barça chance bi am aussi mooy différence entre Real Madrid mooy Barça mi ngi continuer am benn joueur bu toll ni Lionel Messi donc Real Madrid amatul joueur bu mel ni Cristiano Ronaldo ci classique yu mel nii je crois que duñu gis match boo xam ni dina nekk match boo xam ni comme les classicos passés yoo xam ni Barça mi ngi woon benn niveau boo xam ni mën nañu bon dépassé na football ni Real de Madrid toll na benn niveau boo xam ne je crois que dina gis match boo xam ni daal gagnant lay toll parce que ñoom ñaar ñëpp booy seet ñoo tolloo niveau comparé les 5-10 dernières années yi passées su ma nekkoon place su Zidane damay jéem a jël match classico bi parce que joué ko comme ni Mourinho doon joué ak Barcelone bi football mooy maanaam du ma ñëw di topp Barcelone ci football bi maanaam teg bal bi damay ñëw jéem a xool nu ma yàqee football bi jéem a am point benn point bu Real Madrid am donc je crois que c'est ça un point positif boo xam ne pour côté Real Madrid et Barça. mu ne woon Limamou Diop Mbengue di fàttali rek ni jongante googu nag ñi ngi ko waroon a amal sax Mohamed depuis ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre waaye nag ni ki tey jii ci ngoon la ñu koy daal di mujjee amal di wax rek ni que ni match la boo xamante ne di ngeen ko déglu en direct ci rajo Futur Média jeexaleek mondial des clubs Liverpool bu Sadio Mané tey jii dina jàkkaarloo ak Montreuil di ab ndaje goo xamante ni 17h30 lay am ku ca gagné nag yaay dem fekk ji ca final kii di Flamingo final bu nga xamante ni nag dañ koy amal ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre Mohamed li moo fi ruuse woon ci xibaaru tàggat yaram. ma di la gërëm di la sant soxna Soda Thiam boo fi defoon tuuti rek ma diril la cinde waxtaane mooy annonce boobu def nañu ko démb gannaaw ba njiit réew mi Macky Sall dajee ko banque annonce bi jëm na ci ne njëgu courant bi nga xam ne yokk nañu ko mu juri ñaxtu ci réew mi mënees na ko wàññi wala am na nu muy demee ñu wàññi ko kon ci premier semestre bu 2020 maanaam fii ak juróom-benn weer ci gàttal loole nu ngeen ko jàngate ñu waxtaane ko ci gis-gis ànd ci waxtaan wi ak maître Massokhna Kane mooy président SOS consommateur maître maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. weneen wàllu wit ñoo ngi ci ak El Hadji Ibrahima Ndaw expert consultant ci wàllu énergie newoon jamono directeur général bu Senelec El Hadji Ibrahima Ndaw maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay Ndiaye. laaj ma baal ma kon ma doore laaj beeg maître ma soxna kan maître laaj bi di annonce boobee nga xam ne wax nañu ko en tant que kuy taxaw way jëfandikoo yi jàngat boo ci am. waaw annonce boobu jotewul ak dara affaire ci augmentation courant bi parce que dañ ci wax rek que ni banque boobu président daf leen recevoir et que banque boobu ñoom ak waa FONSIS dañuy nekk ay conseil pour état bi et puis dañuy gérer ñoom ñaar fonds bi ñuy wax fonds stratégique souverain bu Sénégal bi donc loolu bu fekkee ni waa présidence dañ ci def benn communiqué pour wax ni loolu dana tax ñu mën a wàññi courant bi loolu pour essayer dalal xelu askan bi la mais ça n'a rien à voir jotewul ak dara banque boobu liggéey bi mu nar a def fii Sénégal jotewul ak dara affaire courant bi li ñu ci wax mooy yokk bi ñu yokk jaaduwul fenn amul dara lu ko justifier parce que président ñi ko dugal ci loolu vraiment rendre wuñ ko service parce que courant warul yokk Sénégal dafa war a woon wàññiku bu 2017 bii ñu defoon bu 10% boobu dañ ko waroon gën a wàññi ñun dañuy bind depuis 2014 que dafa war a wàññeeku au moins de 25% à 30% muy électricité muy essence parce que bu fekkee ni dañu xool ci cours pétrole comme ni ñu waxee wax vérité des prix dañu ko war a wàññiwaat ñun loolu la ñu wax mais yokk bi ñu yokk amul fenn fuñ ko wekk amul dara lu ko justifier lu dul dañuy bëgg a wut xaalis mais waruñu ko wute ci askan wi Sénélec bu amoon ay problème sax te ñun gëmuñu ni Sénélec am na ay problème parce que Sénélec non seulement am na quelques années wax nañ ni daf doon def ay bénéfices mais ensuite plan yeesal bi nga xam ne moom mooy plan Sénélec plan électricité Sénégal 2016 ba 2020 dafa waxoon ni bu ñu àggee 2020 danañu jaayee courant 60 francs wala 80 francs diggante 60 ba 80 loolu yàggul te ñoom ci seen biir plan boobu wax nañ ci ne courant Sénégal ci gën a cher ci àddina bi la bokk donc jaaduwul dañ ko war a wàññi li ñuy teg ci askan wi dafa metti te dañuy dugal président nit nag bu juumee dafay nangu di dafa juum man dama gëm ni président dañ ko juumloo ci hausse bii ñu def yokk bi ñu yokk nañu nangu ni dañu juum ñu wut xaalis feneen mais buñ ko wut ci kaw askan wi parce que askan wi sonn nañu courant dafa cher déjà de trop au Sénégal ñoom seen bopp ñoom ñoo ko wax. Très bien. jërëjëf maître ma soxna kan bëggoon nañu yaatal waxtaane waaye waxtu wee ñu dab gërëm la ci xalaat boobee nga joxe ma des taataan xalaatu keneen mu di El Hadji Ibrahima Ndaw ni ma ko xee sànq expert consultant ci wàllu énergie jiite woon na fi jamono kër gi di Sénélec El Hadji Ibrahima Ndaw laaj bi di mooy ndax courant beeg yokk gi nga xamante ne ji yokk nañu ko ñu dégg mati ak wàññim gu mën a nekk fii ak juróom-benn weer ndax gëm nga ko. gëm naa ko ndaxte boo gisee yokk bi am ci li ñu wax dañ ne parce que xaalis bu Sénélec soxla la pour jënd carburant jënd pétrole mun a taal machine yi mu continuer donc di togg courant lenn naa wax rek ñaar yëf benn bi moo di diggante 2012 ba 2017 courant bi benn yokkul benn yoon fa mu nekkoon la nekk juróomi at amul beneen réew boo xam ne loolu dina fa am ay France moom 1er juillet bu jot ñu yokk 2017 wàññi nañ ba 10% loolu yëpp témoigné nañ li waral nag yokk bi mooy xaalis boo xam ne dañ ko amee Sénélec dafay ñu ko te ñoo ko ameel ñetti kuréel ñoo ko ameel benn bi mooy hôpitaux yi ñaareel bi mooy université yi ñetteel bi mooy maire yi hôpitaux yi am nañ seen budget propre boo xam ne war na bind nañ ci ne dinañ fay courant ñu tëdd ci ne duñu fay courant université yi rectorat yi am nañ ak centre universitaire régionaux universitaires yi ñoom it am nañ seen budget bind nañ ci ne war nañ fay courant fayuñu ñetteel bi mooy maire yi mooy éclairage public mooy lampe mbedd yi jop ne am nañ seen budget prévoir nañ ci budget bi ne war nañ fay courant fayuñu courant noonu la demee donc bu ñuy wax état bi ci boppam moom ci boppam amelul kenn xaalis en tout cas amelul Sénélec xaalis ci wàllu woowu mais nag structure composante yi nga xam ne mooy kuréel yi nga xam ne ci état bi lañ bokk ci banxaasu état bi lañ bokk ñoom ñoo ameel xaalis Sénélec bu fekkee ne xaalis boobu dugg na mais Sénélec dafay continuer nekk li mu nekkoon nekk société boo xam ne am na dafay def bénéfice ak yooyu parce que dafay calculer buy def bilan dafay calculer xool bon ñaata xaalis laa am ñaata laa jaay ñaata laa mun a ki génne ci samay charge ak yooyu bu ko génnee mu demee port mu xam ne donc war na mun a am bénéfice
noonu rek la demee. très bien ci leeral yi jërëjëf. maa ngi lay gërëm bu baax a baax El Hadji Ibrahima Ndaw expert consultant en énergie ancien directeur général bu Sénélec gërëm it maître Massokhna Kane président SOS consommateur jéggalu bëggoon nañoo yaatal waxtaan wi waaye dañoo xaw a ngi xaabaabal ci xibaaru digg bëccëg gi gërëm leen bu baax a baax mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi réalisation